waa Régie ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mbokki téléspectateurs yi di amaan mbégte bu baax di ànd ak yéen ci seen biir plateau ndékki li waaye di dalal bu baax a baax ki nga xamante ne mooy Soxna Daba waaye di ko bàyyi rek moom it mu nuyu wante ak mbokki téléspectateurs yi Soxna Daba. asalaamaaleykum soxna Fatou Bintou. waaleykum salaam bu baax a baax di nuyuwaale aussi mbokku téléspectateurs yi. waaye di nuyuwaale tamit seen kosom moo fekk ci plateau bi di leen wax ne un bon début de semaine. merci beaucoup ñu ngi lay dalal bu baax soxna Daba Faye Biram Penda Waagar dalal ak jàmm ci biir plateau bi waaye mbokki téléspectateurs yi ba tey rek duñu jug ci di leen jaajëfal bu baax a baax sama maam jooju di maam Papa Malick Ndiaye ca Sacré Cœur maa ngi koy ziar bu baax a baax di ko jaajëfal ci teewlu bi mbokki téléspectateurs yi na ma leen ko diggee woon rek seen rubrique bi di société ñu war cee ànd ak ki nga xam ne mooy Soxna Daba loo ñu indi tey. waaw soxna Fatou Bintou tey ñuy waxtaanee ci jikko ak i xeetam. donc rubrique société tey foofu la ñëw tamit. ci lan mooy jikko ak i xeetam. ñun nag jikko ñu jàpp ne rek mooy li nga xamante ne nii sëñ ko sax wax na ko tamit ci intervention muy melokaan. melokaan nag ñu jàpp ne base bi mi ngi jógee ci éducation. donc nit niñ ko yaree jikko boobu noonu donc inévitablement moom lay am ultérieurement. léegi ñu ne nit moom su juddoo ñu jox ko tur bu baax. yar ko yir ko aar ko léegi ba mu mën a en tout cas dugg ci biir société bi walla mën a jëflante ñi nga xamante ne nii moom lay fekk individu yi moom lay fekk ci biir société bi. donc la société nag moom c'est une diversité et en tant que telle dafay créer ay normes. léegi normes yi muy créer mooy wax ne lii moom laa considérer comme jikko yu baax. lii moom laa considérer comme jikko yi nga xamante ne nii moom laa xarab donc jikko yu ñu gërëm ak jikko yu ñu xarab moo fi am. donc bokk na ci jikko yi ñu gërëm muy ak mbaax yaru yaatu donc bu ñu defee recensement ci biir société bi loolu ñu trouvé comme jikko yi nga xamante ne ni la société gërëm na ko. donc ci jikko yi ñu xarab tamit trouvé nañ ci lu ci mel ni fen lu ci mel ni soxor lu ci mel ni iñaan ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. donc ana nan la société di def en tout cas ba fexe ba ñëpp mën a fiyewu à ces normes là. donc bokk na ci di fësal jikko yi. donc fësal jikko yu baax yi waaye tamit fësal jikko yu bon yi lu tax fësal jikko yu bon yi. fësal jikko yu bon yi ngir ñi nga xamante ne nii ñi ngi koy def ñu mën koo bàyyi. donc fësal jikko yu baax yi tamit ba ñu mën cee roy. di ko mën a wéyal. donc loolu la société bi def day donc nee na moom lii mooy ay jikko yu baax lii mooy ay jikko yi nga xamante ne moom la ñu xarab. donc bu ñu jógee foofu noonu nag ñu ne loolu lépp nag su ko société defee maanaam boog def la distinction entre jikko yu baax ak jikko yu bon. et que il se trouve toujours que ne daa am ay nit yoo xamante ne ils sont hors norme maanaam boog hors la loi parce que loolu mënu la ñàkk ci société parce que ay individus dañuy jàng di vivre ensemble. donc ci vivre ensemble boobu noonu il faut se trouver ay nit yoo xamante ni maanaam ñoom dañuy jël voie wu hors norme daal maanaam bañ a fiyewu aux règles de la société. loolu nag bu amee société moom dafay daal di indi ay sanctions maanaam ay daan. loo xamante ne ni dafa ne la jikko ju baax ji boo ci wéyee. doo am ak individu yu problème mais tamit doo am ak société problème. mais boo daal di jëlee rek yoon bi nga xamante ne nii mooy nga lamboo ay jikko yu bon nii lay jëflanteeg yow. donc bokk na ci sanction yu muy def sanction yooyu nag mën na nekk tant positive que négative. donc sanction bi su positive mooy la société dafay jël ay modèles présenter ñu ay modèles. léegi mën na ko def dans différents canaux. ci film yi ci rajo yi. ci mën nañu leen tuddee ay journée tuddee leen ay semaine tuddee leen ay rue chaque jour yaa ngi dégg université Cheikh Ahmadou Bamba. yaa ngi dégg lycée El Hadji Malick Sy. yaa ngi dégg avenue Cheikh Anta Diop yaa ngi dégg avenue Léopold Sédar Senghor ak yeneen ak yeneen ak yeneen. donc ñooñu muy ay modèles yoo xamante ne société bi da leen a jël présenter leen pour que nit ñi roy ci seeni jikko. parce que jikko ak jëf tamit kenn mënu ko féewale. parce que nit nii liy jikkoom loolu lay jëfe maanaam bu ñu ne nit tabe na donc yoon la bu jëfee mooy lu mu yor rek joxe ko. bu ñu ne nit daa soxor donc walla peut-être waaw daa soxor mën na daa iñaan mën na jëf boo xamante ne daa jëm ci sensu soxor jëm ci sensu iñaan donc loolu mooy sanction positive yi. bokk na tamit ci sanction positive yi ñu ne la boo defee sa moromu individu benn affaire loo xamante ne ni lu safaanu la yoon la nga indemniser ko.
indemniser boobu nag mooy dommage et intérêt yoo ko war a jox loolu c'est sanction civile la donc loolu noonu mooy sanction positive yi mais sanction négative yi moom mooy maanaam boobu ñu tëj la donc au-delà de sanction au-delà de kii bi ngay def prestation dommage et intérêt bi ngay def ñu sanctionné la bokk mën la see tëj donc société bi dafay élaborer des normes et des règles donc ku fiyewu ci normes yooyu doo am ak problème société mais aussi doo am ak individu yu problème boo ci fiyewul rek léegi nag nga daal di am rek nga jëflanteeg ak société donc bokk na ci sanction yooyu tamit mën nañu wax ne nekkul en tout cas pour enfreindre à la liberté des individus nekkul en fait pour jël nit ki tëj ko ci bëgg-bëggu tëj ko ndax en fait société li mu bëgg mooy nit ñëpp nekk dans une cohésion sociale ñu mën a jëflante di demalante di dikkalante ñu bañ a séq dara loo xamante ne nii lu ñaaw donc loolu noonu tëj bi du en fait pour enfreindre à la liberté des individus mais en fait pour wëlbati dëppandi seen jikko ba jikko yooyu noonu mën a nekkaat ay jikko yu baax donc prison yi nekkul en fait pour contraindre leen mais en fait juste pour dëppali seen jikko defaraat jikko yi ba ñu mën a en tout cas réintégrer waat la société donc defe naa loolu Fatou Bintou mooy li ñu indi woon tey ci suñu rubrique société ci li nga xamante ne nii mooy lan mooy jikko ak i xeetam macha allah soxna Daba mu indi loo xamante ne am na solo lool macha allah jëmale ko ci li nga xamante ne mooy jikko waaye jikko tamit société bi am ci part macha allah ndax nit ki ngay fréquenté moom ngay dem ba jël jikkoom wala fi nga xamante ne foofee ngay toog di fa waxtaan mën nga dem ba jël fa ay jikko kon jikko mu doon loo xamante ne dafa am solo waaye moom ñu dégg si ne jikko bu bon mën na dem ba yóbbeele safaan maanaam prison wala ay dommages yoo xamante ne dinañ ko teg ci sa kaw kon jikko doon loo xamante ne nii ne lu am solo la mbokki téléspectateurs yi kenn ku nekk war na ci bàyyi xel ci di fexe di am jikko ju rafet Sëñ Koso. macha allah dafa indi lu am solo. loo xam ne kenn ku nekk war naa fexe ba góorgóorlu si. mooy ni ñu amee ay royukaay ku mel ne Cheikhul Khadim. nga xam ne tey boo doon tey soo bëgg nit ki jub. nga fexe ba portaleel ko Cheikhul Khadim. wax ko ni ko moom mooy kii. nii la mel aw doxalinam nii la mel ci wàllu jàngam fii la ci toll woon ci wàllu topp ay waajuram fii la ci toll woon yaakaar naa dafay doon sëkk école ci ki nga xamante ne moom ngay jàngal te mooy waral tey nit ki bu fi jógee mu am way wu toll ni ñu tuddee ko lu mel ab université wala ñu tuddee ko lu mel ni ab ruy wala ñu tuddee ko leneen ndeysaan dafa am lu am solo loo xam ne bi muy wax sama xel da cee dem ku ñuy wax Baye Nguer Italie la doon dund waaye sénégalais la mais jikko ju rafet ju mu fa yoon moo dem ba tubaab yi gis ni nit ku mel ni moom mësuñu koo gis xoolal Italie ni mu mel ñu tudde ko fa ab luy yamuñu ca maanaam ak barab boo xam ni dañoo dalal mboolem sénégalais ya fa nekk te faatu na maanaam tudde ko rii booba jox ko médaille boo xam ne ak yéeme te loolu la ko may mooy ab yaram ndax ku ko xam naka jekk ci liggéey nga ko xam fàggu lu lebu waaye non seulement murid fa nekk ne ku nekk bàyyi woon nga ko xel loolu kon mooy kenn ku nekk dafa war a fexe ba ci mu roy mu fexe ba jéem a mel ni ay jikko yi mu doon am mu fexe ba am ko te moom naka jekk day wax ne fu ma mën a dem ci àdduna bi Seexul Xadim laay teg sama kanam dinaa fexe ba daal ku ma séen di nga xam ne murid laa ku ma jëflanteel di nga yëg ci jëflante bi ni am murid laa loolu nag mooy jikko ju rafet yi nga xam nit ku nekk da koo war a jàngate nit ku nekk da koo war a jànge ci ki nga xamante ni moom la yaakaar wala moom la bëgg te loolu mooy waral boo lëggee soo fi jógee sa way du daw te way wa saa yu dugut na nga xam ne tuyaaba du daw ndax saa yu ñu ko tuddee rek fàttaliku ko te buñ ko fàttalikoo ñaanal ko te loolu daf koy jariñ kon jikko ju rafet mën nañu meññantam mooy lii mooy bàyyi gi nga fi bàyyi ëllëg wayu baax boo xam ne dañ lay fàttaliku ak di la ñaanal ni nga xam ne jikko ju bon ji ni ko soxna si waxee punition bi ci am mooy mën ngaa joxe xaalis ngir dédommagé ko ki nga séqal jikko ju ñaaw waaye mënees na koo tëj kaso ngir yare ko ngir bu ëllëgee ki bëgg na mel ni moom bu déggee punition boobu dana xam ne moom kat kii lii ko dalal kon dina ko moytu lu am solo la jërëjëf Sëñ Koso ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mu doon daal thème boo xamante ne ni tey mbokki téléspectateurs yi am na solo lool muy jikko doon loo xamante ne képp ku nekk war nga fexe ba di làmboo ay jikko yu baax ngir mu mën a am ay njeexintal yu baax ci yow mi nga xamante ne yaa làmboo yooyu la xeetu jikko ñu ci ñaax bu baax a baax mbokki téléspectateurs yi kon soxna Daba bu dee amoo dara loo ci rek àdduwaat
daal di yem foofu noonu rek. ba beneen yoon macha allah kon dama lay bàyyi rek nga tàggatoo ak mbokki téléspectateurs yi. waaw waaw jërëjëf soxna Fat Bintou. ci plateau bi ma bokk ak yow ak rubrique bi may présenté muy société di ñëw di leen jërëjëfal di leen jaajëfalaat vraiment di jaajëfalaat aussi sëñ Koso mi nga xamante ne nii ñoo bokk taal yi ñoo bokk ci plateau bi di leen wax ne vraiment à la prochaine. Merci beaucoup. macha allah soxna Daba ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax rubrique bu am solo muy société vraiment ñu ngi la ci gën a encouragé waat ndax lii nii nga fi évoqué am na solo lool te mat na kenn ku nekk ku ñuy seetaan mu di ci bàyyi xel macha allah vraiment ñu ngi lay encouragé